foofu lañ koy xaar et am naa yaakaar am na lu nga xam ni déjà wane na ko ci appelam bu nga xam ni moom la lancé appel boobu ñu bëri partagé nañ ko mais nag nit ñi kontaan nañ. alors ñu ngi dugal notre chef. bët bu rusul toj Dagana ñoo pare wul ci Oumar Sarr Dagana ñoo pare wul ci Oumar Sarr man ñu ngi parti 106 ans 106 ans ak Oumar Sarr ndax xam nga affaire bi dama ni mairie du benn nit su fekkente ni benn nit mooy déranger ay nit ba ñuy def ak di wax ñun Bokk Yaakaar waaw gars yi tey c'est la fête pour la jeunesse sama baat bi nag tey da ngeen ma koy jéggal ndax dafa xaw a dee ndax bu ma gisee sama kilifa dootuma ànd ak sama sago monsieur le ministre Oumar Sarr gis nga ndaw yi ñi ngay seen yaakaar rek moo leen fi bàyyi yaakaar rek moo leen fi andi te yaakaar nañu aussi yow doo kuy tas yaakaar ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen teg seen wàccuwaay di ko dalee si sunu candidat monsieur Oumar Sarr monsieur le ministre bismillah bienvenue chez toi yaakaar naa ni comme le dit mon ami Babacar Seck gaynde ku ko xamul moo koy takkee sagar kii ku mu doyul dara du doy donc maa ngi nuyu waa premier secteur deuxième ba 9 di leen nuyu di leen ziar di leen teg seen wàccuwaay maintenant sama tante sunu yaay sunu leader muy Adja Aïda Ndiong di responsable Razane moo ñu yónni donc ana waa Razane muy lañu leen bu baax di leen ziar on est avec une forte délégation dirigée par Mohamed Abdou Aziz Ba yaa Ndiambe Dieye di nuyu Tankhare Yàgg di nuyu délégation bi yëpp ñoom Samba Diallo Keita et tous les représentants de Razane di nuyu waa réew mi en la personne de Ismaïla Mbacké Gueye di nuyu également waa PLD di nuyu waa APR mon ami et frère Abim Ndiong donc le travail ne fait que commencer man de su ma bokkoon beneen liste bu dul bii tey damay raccrocher ma xam ne mbir yi fii la nekk donc ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar monsieur le maire monsieur le futur maire au soir du 23 janvier 2022 incha allahu rabbi yàlla ñu ko yàlla defal lii nag sas la y a que des jeunes ici et la jeunesse c'est l'espoir donc cet espoir là que nous plaçons en vous yal na la yàlla téyel ba xale yëpp gis seen bopp ci coalition Benno Bokk Yaakaar je crois que Dagana soxla na ay investissement nous je vais faire un peu de ma wax ci waxu enseignants yi pourquoi pas inciter des enseignants à Dagana pourquoi pas ay affaires yoo xamante ni comme ay assainissement donc Dagana a une population jeune donc nous avons beaucoup de pics même l'eau pose problème à Dagana donc bëgg nañu ndox mi ñu gën ci taxaw te Dagana nekk beneen Dagana te yaakaar nañ ko ci yow te mën nga ko le fait que le président de la République jiital la fii parce que xam nañu mën nga ko te maintenant Dagana avec Oumar Sarr avec Aïda Ndiong et tous les autres leaders Dagana émergent Dagana ci kanam donc waa ji daal lu mu waxoon aw la ñuy woteel ñoo tey aw la ñuy woteel jëm la ñuy woteel ñoo tey aw la ñuy woteel aw la ñuy woteel ñoo tey aw la ñuy woteel je vous remercie donc la victoire inchallah le 23 janvier 2022 Dagana yëpp jël proportionnel ak majoritaire ñu jox ko notre frère Oumar Sarr pour un Dagana émergent je vous remercie. ku ñuy dugal tey yaakaar naa ni Adja Kiné Lam nee na jëmbat fa la woon. ante Jóob taal ba yàlla taal nañu maa nit ci biir taal kay naa taxul taal bi fay kay naa taxul ma tudd naaf la ñuy bakke gar mi yaa nga ci bu ñëwel ci gore bu ñëwel la ci tugaleen jëgal maa yi ma jàpp xari alal saar mi ci biir
déglu kenn yàqaloo kenn dara déglu nga nit ñi am nga cër ci nit ñi loo mën ngay def loo mënul bokk loo ca loo xam ngay wax loo xamul bokk loo sa il a fait simplement ça va très bien. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم mbokk Dagana. السلام عليكم mbokk Benno Bokk Yaakaar. yaakaar naa ni bu monsieur le ministre maire toogee yaakaar naa ni jarul woon sax ma fi jël kaddu mais dama ni Dagana avec Oumar Sarr seul di seen yaakaar di seen lépp mu def fi lépp rawatina nag léegi bi nga xamante ni dafa ànd ak ay doomu ndeyam ay jigéenam ay rakam Benno Bokk Yaakaar yëpp képp koo xamante ni xam nga ni le développement de Dagana ci sa loxo la war a jaar ci loxo Oumar Sarr la war a jaar nga bàyyi fi nga nekkoon ñëwul ànd ak le camarade Oumar Sarr parce que ñooñu ñooy ñi bëgg Dagana ñu am lool mbégte ak kontante gis ngeen projet yi depuis longtemps Oumar yaa tax le département de Dagana xam directeur général de la douane directeur général de la SONES PSRP office de guerre prévention hygiène publique microfinance et j'en passe. Tu as compris très tôt que le développement du département ne peut passer que par ses fils. nga dajale mbooloom doomu Waalo am xam-xam am njëriñ ci seen woy nga jël leen teg leen ci ay place pour que ñu mën a développer le département. Aujourd'hui nga dellu si waat ci pouvoir le président son excellence monsieur le président Macky Sall am ci yow yaakaar ànd ak ay doomam ànd ak ay rakam ànd ak coalition ni leen kenn doyuma ci le camarade Oumar Sarr moo ma ci doy kon jiital naa ko yéen ñëpp ngeen àndandoo ànd ak moom pour dem defaral ma Waalo taxawaatal ma département bi parce que moom kenn moo ci nekkoon kon yéen ñëpp bu ngeen àndandoo Dagana gën a jëm kanam département de Dagana gën a jëm kanam dafa guddi li ñu duuf ci nag wi yëpp xajul ci biir jën li ñuy xaar le camarade Oumar Sarr bu jëlee kaddu li ngeen doon xaar di ko déglu daa ngeen ko dégg di gërëm ñëpp di gërëm nag Dagana parce que nag tey ku gis mobilisation bi ñu def au niveau du premier secteur def ko au niveau du deuxième secteur 11 secteurs yëpp génn àndandoo la main dans la main ku bëgg Dagana fii mooy sa place Dagana mënuñu leen fay dañ leen bàyyeeg yàlla yéen a tax nag ñu xar suñu tànk tubay war a liggéey ba dee rek pour fay leen bii coono mënuñu leen fay yal nanu leen yàlla fay asalaamaaleykum wa rahmatullah. mais boo xoolee devant lui dafa am benn soq buñ ko tegal te Oumar Sarr nag dafa nekk un leader d'envergure nationale mu nekk nit ku am ay militants partout ci Sénégal boo koy tegal mbër da nga koy tegal ku tolloog dayo boobu booyu réew mi léegi suma collègue boobu nee na Dagana doylu gunu ci Oumar Sarr li fi yëpp mooy loolu mais nag élection bi challenge mooy lu koy faj mooy fulla ak fayda ñu bañ ñu indil ay suq ñu indil lu ku tolloog day Oumar Sarr mais bu fekkee Oumar Sarr dafa ñëw jiite liste Dagana amuloo koy tànn indi suq ba nga xam ni da lay wax rek ne la jàllal ci ginnaaw fekk ba ñoom booy pone ngi foofu comme ça nga bëre ñoom donc léegi sas bi mooy 100% fulla ak fayda boobu nag moo ñu yeggee ci 100%.
beneen ñaari kàddu bu mu leen bëgg a wax mooy yaakaar war na gën a taxaw ci Dagana ak ci Waalo ndax Oumar Sarr quand même ak loo ko contre ñun seetle nañu parce que àndal nañu moom yàgg na bëgg na Waalo bëgg na doomi Waalo yéene na Waalo yéene na Dagana bëgg na doomu Dagana loolu mu jóge si loolu nag ànd ak suma classe gi ànd ak ñeneen ñi nga xam ne dinañu wane seen bopp donc bu doon def benn wala fukk dinañ def léegi ñaar fukk ma bëgg a wax xale jeune fille jeune garçon yu nekk fii ci dëkk Dagana xale bi laaj na ma ko léegi wax na ko ci discours am yaakaar war na gën a mun a taxaw ndax am na ay doomu Dagana yu mën ci loolu dara ñu taxaw seetlu ni Oumar mooy waay ja Oumar mooy yoon ji parce que bëgg-bëggam dëkk bi bëgg-bëggam doomu dëkk bi lu sincère la te incha allah dinañ ci taxaw def Dagana benn pôle de développement éco-industriel bu ngand je sais que am na taxawaay boobu am na respectabilité boobu auprès du président de la République dinañ ci ànd wax ko lii ak lii taxaw na te Dagana mën na ci jariñu Waalo yëpp mën na ci jariñu ñetteel bi ma leen di dénk mooy ñetteelu kàddu bi mooy dolli waat nañu yokkaat ci Oumar Sarr dañuy waxaw yàgg na fi mais dama leen di laaj dolli waat loolu laa di bàyyee maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen gën a développé nañu dolli waat. Merci Amadou Bass Diallo ministre bi ma lim leen tuuti ñu may ma une minute ma wax ko am nañu Cheikh Ahmed Tidiane Fall mi ngi ci kaw am nañu Samba Fall mi ngi ci kaw di ay jeunes yi nga xam ne dañuy jàppale ministre Oumar Sarr am nañu Souleymane Diallo mi ngi ci kaw. collaborer muy le ministre Oumar Sarr de Dagana li may wax mooy damay woo suma mbokku alpulaar yi suma mbokku ndaar yi suma mbokku bambado yi sama mbokku caareen sama mbokku kër maam Salimata Mbodj ngeen ñëw ngeen taxaw ñu ànd ñu jàppale suñu nijaay suñu mbokk Oumar Sarr pour que le 23 janvier incha allah ñu am ci 100% wala 100% teg si yeneen 40% ndax war nañ ko mën a am si Dagana ndax mobilisation tey bi man dama mujj tiit sax quoi ma ne waaw Dagana lii yëpp moo ko génnee waaye nag kon nag waa ji jar na ko nañ ko dolli ma ñëw si sama mbokk Dagana yoo xam ne ñu ngi si bitim réew ñu ngi Ndar ñu ngi Dakar ñu ngi fépp si Sénégal si Afrique ma leen di ñaan ngeen xam que ne développement dëkk doomu dëkk ba ñoo koy def jóg leen ngeen taxaw ci ginnaaw Oumar Sarr ku nekk lu mu mën lu mu xam relation bu mu am nga diri ko indi Dagana pour gis njëriñu Dagana ma ñëwaat dénk sama maam suma xarit suma nijaay Oumar Sarr ngeen jàppale ñu si sokaas bi mu ubbiwaat jàppale ñu si cuvette bi ñu defaraat ko ba bépp famille boo xam ne amoon nga si ak bu si amul nga mën am loo mën a yëngatu am suñu loo mën a suturu pour tëj mooy coalition Benno Bokk Yaakaar naa ne lépp leer na fi mu nekk nii nañu ànd ak suñu camarade suñu mbokk suñu xarit Oumar Sarr maire de Dagana au soir du 23 ñu ànd sillonner les rues de Dagana ñu célébrer suñu victoire écrasante pour que le président Macky Sall gën am cofeel gën am dëggu ak taxawaay pour jàppale Dagana incha allahu rabi yàlla mën na ko foofu laay mën a yem
sama ñi may naatangoo yuy ñëw dinañ complété li may wax parce que guddi na jërë ngeen jëf maa ngi leen di remercier di leen fay. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Dagana ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu coalition Benno Bokk Yaakaar bi yëpp ci tàmbali bi damay commencé wax ni maa ngi confirmer madame le maire Anta Diop Niang ci benn kàddu bu mu waxoon tout à l'heure dañuy toog au palais de la République Ndeye Wele maa ngi lay ziyaara di la nuyu day na ma seede président de la République wax ni Oumar Sarr de depuis juróomi at maa ngi koy topp pour ànd liggéey ak moom dawul wut si ma man maa daw wuti ko kon yéen lu mu leen di wax yéen waa APR yéen waa mouvance présidentielle ànd leen ak Oumar Sarr ngeen liggéey parce que loolu c'est ma stratégie nationale. Donc monsieur le maire Dagana a confirmé le choix du président de la République. Dagana a déjà choisi kon nag yaakaar naa ni lii ñu gis ci mbooloo tey gis nga fi ci mobilisation ak engagement loolu ku mu doyal dara dootu la doy leneen luñ ciy dolli mooy président de la République dañ koy sant gërëm ko ndaxte nag bàyyiwul Dagana noonu man mii dox ak yéen di seen doom en 2016 daf ma jël mu nommé ma directeur national ci fan yi ñu génn matul 2 semaines mu jëlaat ma nommé directeur général kooku pour renforcer Dagana la kooku day tekki ni tey ñun war nañu am taxawaay ci jeunesse bi war nañu am taxawaay ci côté Oumar Sarr pour jàppale pour Dagana jëm kanam kon monsieur le maire je m'engage à vos côtés pour effectivement tout ce que la jeunesse a comme préoccupation qu'on puisse effectivement les régler. La préoccupation majeure c'est l'emploi des jeunes et on va s'y employer et je m'engage, je m'arrête là pour la suite. Merci beaucoup. kilifa yi jot nañu message boobu dinañ ci bàyyi xel inshallah am na lépp asalaamaaleykum mbokki Dagana asalaamaaleykum Benno maa ngi leen di gërëm di leen sant di responsable yi toog yëpp tey suñu xol dafa sedd dañu kontaan ba fu ñu kontaan sax xamuñu fu ñu yem ñuy gërëm nag ñëpp a liggéey macha allah mais dafa am suñu càmmin joo xam ne nag dafa jàpp ci waale bu baax muy Ibrahima Ibi Diallo macha allah day daw lu mu mën ak lu mu mënul ma ne waalo ngi nii nag gis ngeen waalo lii mooy waalo kon électoral waalo ngi nii lii mooy waalo ndax foo sànni sa bët doo mën a xool ndax nit kon nag ki nga jëndee nag jar na ko muy Oumar Sarr mi góor bi nga xam ne ku ma àndal def nga nawle Oumar Sarr yow koo àndal def nga nawle koo àndal def nga nawle kon yéen ñi ñëw boobu seen ginnaaw mag ànd ak seen mag du leen ko réccu inshallah te di ngeen xam ne ànd ak ngeen ak góor di ngeen xam ne ànd ak ngeen ki nga xam ne waaloo ko ñor mbiru waaloo ko ñor doomu waaloo ko ñor département Dagana ko ñor département bi rek ko ñor leneen ñoru ko xam nga seen ñëwaat bi nga ñëwaat ci pouvoir bi du hasard macha allah yal na yàlla fal cat yow xam nga ne yow dañ lay gunge di la gunge ba présidence inshallah parce que Macky xam naa yow yaa nekk remplace am suba parce que mérito nga am nga njàng mi am nga xam-xam mi am nga xol bu rëy boobu may gërëm nag sama mbokku jigéen ñi ndax xam ngeen ne jigéen ñi nag yéen électoral ndax jigéen ñi xam ngeen demu leen fenn xam ngeen mbooloo mi ko xool nag xam ne jigéen ñi rek la nag macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant su bés boobaa nañ carte yi génn ñu voté nañu voteel suñu bopp wax naa leen suñu liñ ba sonn voteel Oumar Sarr bi suñu bopp la ñuy voteel kon waalo nañu voteel suñu bopp waalo nañu voteel suñu ay doom waalo nañu voteel suñu ay doom ndax suñu ay doom tey moo tax ñuy liggéey Oumar Sarr bu doon moom ak jëmmam rek yaakaar naa ne waaye yéene bu mu am ci waalo ak xol bu mu am ci waalo ak fu mu bëgg a yóbbu waalo loolu moo tax ñii bañ dem nag ñi ànd ak moom
ku ne taxaw na woo na la nga ne yow ñëwoo ci xeex bi ñëwoo ci waalo bu ñuy defar bi ñëwoo ci waalo bu ñuy tabax bi ñëwoo ci waalo bu ñuy tabax bi bees kon nag ñi ñëw ni ànd ak waalo kon xam nañ kon waalo ngoog na ngeen xam ne seen dooma ngoog na ngeen xam ne Oumar Sarr ngoog na ngeen xam ne bu leen jàppale ngoog macha allah gërëm naa ñëpp sant ñëpp. ndax intérêt Dagana tey wax bi du gudd parce que message bi leer na marche bi jeunesse bi yëpp génn ànd ak le ministre Oumar Sarr ñëw fii ngeen gis mbooloo mi nga xam ni léegi am na ku ko wax nee na mbooloo mi jafe na gis pour ne pas dire kenn mësu ko gis léegi message boobu luñ si mën a jële mooy aujourd'hui la jeunesse mi ngi am confiance ci Oumar Sarr la jeunesse mi ngi jël espoir am tekk ci Oumar Sarr te xam naa ni mi ngi liggéey guddi ak bëccëg pour satisfaire la demande sociale la demande des jeunes. kon wax nga ko léegi nee nga demoon nañu presque 0 ñu dem 10 emplois dem 12 ñëw 50 ñëw 100 ñëw 150 maa ngi lay annoncé sax fii ak quelques fan dana am yeneen yu ñëwaat. mi ngi siy liggéey guddi ak bëccëg te incha allah bu neexee yàlla daa ngeen gis résultat yi tey mënoon naa wax fii ba suba parce que wax si Oumar Sarr lu ma war yomb la parce que am ku ko wax léegi pendant des années et années muy liggéey nelawul lekkul naanul du am benn jour bu ñuy traité dossier te du consacrer 1 heure ou 2 heures ñu mu nos dossiers à Dagana donc Oumar Sarr nag lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram et je sais que ambition bi nga am si Dagana yàlla di la jàppale bay projet yooyu yëpp nga mën ko réaliser programme bi leer na noo ngi tàllal sunu loxo ñu nekk yeneen liste du sunu ay ennemis sunu ay mbokk lañu muy donc Moustapha Sarr ak Diaw nanu ñëw nu xam ni doole Dagana mi ngi nii intérêt Dagana mi ngi nii avenir Dagana mi ngi nii noo ngi leen di tàllal loxo Oumar Sarr ku yaa dana leen bu ñëwee dañ leen recevoir intégré leen si programme bi fekkee rek liggéey Dagana moom moo leen tax a jóg léegi nag moom bind na lettre bi nga xam ni il faut ngeen dugal ko si quartier yi il faut ngeen dugal ko si secteur yi gis na doyen Fili Diop def na tradition bu am solo si wolof donc il faut ngeen traduire ko en wolof en pulaar en naar ñëpp war ko dégg parce que message boobu message bu am solo la projet yi mi ngi si naa si wax rek ñaar yi nga xam ne yu am solo Oumar Sarr construire na ay école primaire bu jógee si école primaire yi élémentaire ak primaire mu def collège mu def lycée léegi nag nee na université la bëgg te université moom moo nu manqué woon université moom moo nu manqué woon parce que suñu doomu Dagana dundoon dem fenn di sonn d'ailleurs sax jëloon na benn immeuble R+3 joxoon ko étudiants yi waaye tey nombre baa ngi yokku mu ni donc léegi au lieu ñuy dem Bambey di sonn di dem Ziguinchor di dem feneen nanu indi université fii si Dagana doomu Dagana mën a jàng dans de très bonnes conditions loolu rek jot na programme du point de vue de la santé indi na ay ambulance fii ak quelques jours daa ngeen gis bloc opératoire bi dina ñëw yónni na ma si man si dal te daanu relever le plateau technique man nag ndaw rek laa xam naa yeneen yi moom dañ ko waxal boppam yal na nu yàlla may jàmm ak salaam ba nu am 98% au soir du 23 juin du 23 janvier maa ngi leen di gërëm di leen sant vive Oumar Sarr. Basir Diagne moo doon fayal élèves ay inscription Basir Diagne moom moo jël xaalisam si poosam tabax une salle de classe Basir Diagne moom moo jël dina machine may ka ay jigéenu Sinthiane Basir Diagne moo xool un lithographe Oumar Sarr un doléance nga amoon yéen a def ko mu àttuwul Basir Diagne moo ko réalisé et tant d'autres réalisations mais vraiment c'est pourquoi je ne sais pas période Covid bi metti woon na trop. Il est le premier
gestion de cause gestion bi mën na ma tenir témoin a donné une enveloppe pour ñu jàppale leen moom moo njëkk a joxe 40 000 masques chirurgicaux au moment où Makhtar Cissé benn 1000 masques la joxe woon mu joxe 40 000 c'est lui qui l'a fait Bassirou Diagne moom si boppam il a fait li nga xam ne à chaque fois la doon c'est lui le Bassirou Diagne son excellence un ambassadeur ki nga xam ne moom moo ko doon def sans tambour ni trompette yi amul yëngu amul wax et sur la bonne c'est un résultat je vous remercie merci. gëm ni Oumar Sarr mooy man jàppale Macky Sall si Dagana pour Dagana jëm kanam Adja Ndeye Wele teel na comprendre ni Oumar Sarr dafa war ànd ak Macky Sall Adja Ndeye Wele teel na comprendre ni moom ak Oumar Sarr gëmoon waaye nag surtout Alpha mooy yow da ngay gis madame Wele vous avez la parole jërëjëf. mais dañuy àndaat ñun ñëpp tey ñi nga xam ne ñoo nekk mouvement présidentiel di wax président Macky Sall jërë di liggéey ci biir di liggéey ci biti bale na tey opposition bi ay chef de parti yi nga xam ne moom moo leen décroché indi leen ci président Macky Sall kon tey ñun buñ la président tànnaloo woon sax ñun suñu cër war nañoo fexe nag ba président tànnal la suñu bopp ndax nag man damay wax ni Daba Beye toujours dama leen yey ndax 2013 fii laa waxoon Oumar Sarr da ngaa war a ànd ak président ndax président sa xarit la te ku la bëgg la te xam naa fu mu la teg muñ mën a wax ak bàyyam su waxee ak bàyyam rek dinaa ñëw kon tey dañuy wax ne li ñu ñaanoon yëpp yàlla nangul nañ ko mais Dagana tey suñu imam yi ne fi ñu toog nañu gënaat ñaanal seen ay doom xam ni tey Dagana alhamdulilah rabbil alamin ñëpp ànd nañu nekk benn pour liggéeyal président Macky Sall man am na lu ci bari sax lu ma bëggoon wax mën naa ni Ibou Diallo xam na ko wax na ko kon mais rek ngeen xam ni rek ci lu gàtt rek li tax ñu gën a am yaakaar tey Oumar Sarr bi mu fii ñëw 96 jeunesse bi ma jànnaw nii ñoo faroon Oumar Sarr kon bu ñu toogee 12 ans suñu gannaaw wala 20 ans suñu gannaaw xale yi bëgg Oumar Sarr kon dañuy santaat yàlla ndax nag yéen jeunesse bi dañ leen war a baral ngërëm ak sant wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay bu baax a baax may wax ni président Macky Sall daf may wax man danga ma jaaxal puisque yow suñu toogee wax Oumar Sarr nga may wax su Oumar Sarr toogee wax sa wax la may wax mais ci lu gàtt rek bala muy recevoir audience département bi Cheikh Omar Gueye di wax man yàlla def na am naa moom ay jataay benn bi sax ak ay maire département la Ousmane Mody Ba mi war na maa doy seede te li ma doon wax Ousmane Mody mi fekke na ko bi ñëpp jëlee war a wax xëy na ren am nay wax yoo xam mais dama ni président lenn dinaa la ko xamal Oumar Sarr sa xarit da ngeen yàgg te man damay wax ak moom te xam naa ne nag ñun xamante nañ suñu biir ni département Dagana donc nga am Oumar Sarr ci wàllu moo gën nga bañ koo am te loolu nag président teel na kaa comprendre kon may ñaan confiance boobu mu am ci yow yàlla na ko yàlla continuer mais nag ñuy ñaan ñun ñëpp yàlla na confiance boobu gën a continuer te nag ñun Dagana nañu xam ni Oumar Sarr cër bii ko président Macky Sall jox du cëru Oumar Sarr de cëru Dagana yëpp la nañu xam li ñu am ñu téye ko ndax nag suñu Oumar Sarr mi dañoo bëgg fii mu nekk mu jóge fa ba dem faneen ak faneen ba mën a eggalee yaakaar yi nga xam ne am na ko ci Dagana damay wax ni am na ñuy wax naan Oumar Sarr bilan mais damay wax ni man damay génneelu tuuti rek puisque li ma bëggoon wax yëpp Ibou yàlla dafa la ko wax mais am na ñoo xam ne tey benn objectif lañu am xam na ni ñoom ngelaw Oumar Sarr sax xajul ci ñoom mais li ñu bëgg def rek fexe ba électorat Oumar Sarr wàññeeku tuuti bu ko defee ñu président Oumar da ñëw na mais mbir yi fa mu yewoon fa la yem ba léegi mais ma wax ni ñooñu di saboté bilan Oumar Sarr ñoom Oumar Sarr bi ka fi yàlla njëkkee def non ñoom la bàyyi garawul bi ka fi yàlla njëkkee def mu nekk ministre de pêche dafa jël doomu Dagana def ko directeur de cabinet kon directeur de cabinet boobu tey muy Makhtar Cissé bokk na ci bilan Oumar Sarr mu jëlaat Makhtar Cissé yóbbu ko douane kon Makhtar Cissé bokk na ci bilan Oumar Sarr ci yooyu rek dafa doy sëkk ma yemale ko foofu mais rek ñu xam ni contexte politique bi tey fii mu toll dama wax ni ku mu neex président Macky Sall Oumar Sarr la bëgg ku mu naqari président Macky Sall Oumar Sarr la bëgg kon loolu naka Dagana yëpp xam cere ji nag kenn mënu kaa xajamal gis nga cere ji ku ko bëgg xajamal président Macky Sall moo koy layal boppam te li muy passé daal ñu xam ne lépp dëgg la loolu daa amoon lu may wax amatul yàggal di dara ñun sa kanam ñun sa gannaaw te nag tey ku gis Cheikh Omar Gueye gis Dour Bass Diel gis Aliou Ndione gis Mahasar mais liste bi mooy Dagana doomu Dagana yëpp gi ñun suñu liste benn bojo nekku ci benn étranger nekku ci benn àll funti nekku ci merci beaucoup. ci kàttanu yàlla wax nañu ni 26 ans
26 ans ku jubóowul sa ay mbokk doo ko def 26 ans ku jàppeewul nit ñi ay nawle doo ko am 26 ans ku yàlla gërëmul doo ko am 26 ans ku yàlla jàppalewul doo ko am nga jël xam-xam jël daraja teg ci suuf ku dul joxe cër doo am cër boobu la yàlla delloo moo tax nga am 26 ans plus de 5 ans muy 31 ans ci kàttanu yàlla kooku mooy kan ki nga xam ni étudiants yi dañu am ci moom yaakaar Ibou Diallo wax na ko tout à l'heure mu ni damay tabax benn kër ci turu commune bi suñu ay doom coono yu ñuy daj bu ñuy jàng duñ ko am suñuy ay jabaat coono yu ñuy dajal bu ñuy jàng ñoom duñ ko am ñun mën nañ ci jël témoin ndax yàgg nañu dem Dakar di fa fekk ñooñu kooku mooy kan ki nga xam ni dafa fekk Dagana 0 yóbbu ko 100 itam ba ñu déglu jaajëf DJ qui annonce la victoire de Dagana le 23 janvier 2022. vote bi mooy Dagana ñu bëgg Dagana ak ñu bañ Dagana amul leneen parce que bëgg Dagana tey mooy ànd ak président Macky Sall mooy ànd ak Benno Bokk Yaakaar mooy ànd ak liste ba nga xam ni mën na tax état bi gën a jàppale Dagana gën a jëm kanam jàppale Dagana mooy ànd ak cadre yi nga xam ni tey jii ak fu nu mënti jógee ñëw nu jàpp ci liste bi jàppale Dagana pour Dagana jëm kanam voté pour Dagana mooy xool fu Dagana tollu tey fu Dagana war a dem ëllëg nga ni danaa jàppale train bi xam ni dañ ma yóbbu ëllëgu Dagana voteel Dagana ba tool Benno Bokk Yaakaar tey yii mooy xool xale yi ni xale yi bëgg nañu liggéey war naa leen wutal liggéey mooy xale yi bëgg nañu jàng war naa fexe ba ñu jàng mooy dëkk bi Dagana soxla na santé war nañu fexe bay hôpital am fii bëgg Dagana mooy fexe bay koom-koom bi gën a am gën a taxaw ci biir Dagana bëgg Dagana mooy nun ñii sunu liste bi tey yàlla moo ko def
yàlla moo fexe bay sunu xol ak sunu bëgg-bëgg yëpp méngoo ak Dagana amul dara lu nu bëgg lu dul Dagana jëm kanam yàlla xam na ko te yàlla du juum xam ngeen tey jii du noo xoon du ñuy présenter rek sunu liste municipale après beneen yoon ñu présenter sunu programme du noo xoon du ñuy présenter sunu liste municipale en même temps wax ñan ña nga xam ni ñoo ngi di jëm ci conseil départemental mais c'est pas grave daanoo am yenn occasion ya nga xam ni daanu mën a dugg ci liste bi xam ni liste ba nga xam ni suñ ci appuyé suñu Dagana appuyé mën a jëm kanam c'est pas grave parce que programme bi déjà lire ngeen xam naa ñu bare jot nañu l'appel que j'ai lancé aux Daganoises et aux Daganois appel boobu dem ni rek tey jii Dagana moo soxlo amul keneen ku soxlo Dagana moo soxlo ñun ñëpp ñu soobu si ñun ñëpp ñu jàpp si ñu ni xale yi ñëw leen Dagana ñëw leen mag ñi ñëw leen jigéen ñi ñëw leen yéen ñëpp ñëw leen ñu jàpp si ndax Dagana jëm kanam loolu ñu def ko ak Benno Bokk Yaakaar def ko ak parti yi nga xam ni yëpp ñoo ngi si biir Dagana bien sûr am na ña nga xam ni ñoom duñu jël beneen yoon kenn xamul lu tax wala sax xëy na xam nañu lu tax mais amul occasion xam naa ne yeneen occasion pour wax si yu mel noonu mais lu gën a am solo tey mooy ñëpp takku indépendamment parce que ba may wax 100% Dagana may doon waxtaan ak ñoom déjà avant ma nekk si biir gouvernement bi am na ña nga xam ni si ñoom tey ñoo ngi dem beneen yoon ñooñu ñu doon waxtaanal ñu leen 100% Dagana du ñuy fexe bay Dagana biir commune Dagana mu am benn liste une seule liste pour Dagana 100% des cadres pour Dagana du am benn xalaat du am benn xel ñoo concentré wu si Dagana ni Dagana moo bëgg xam nga loolu moo doon sunu warugar xëy na warugaru ñëpp parce que ku Dagana jariñ ñëpp Dagana jariñ na leen parce que man sama jariñee du man si Dagana moo jariñ ku Dagana jariñ war nga ko delloo quand même war nga ko delloo sax as tuut ña nga xam ni nekk nun fi ministre ba jóge fii mun loo wane dara benn tali benn école benn mur sax bu nu tabax pour Dagana ñooñu ñoo bëgg nii duñu def liste tey pour contre nous duñu def liste tey pour yàq Dagana ñu ne Dagana dana d'accord si loolu xam ngeen loolu mënul nekk wóor na mu ni Dagana yëpp ñooy takku Dagana xam na bu baax yoonu war a jaar pour ëllëg pour tekki ëllëg et puis wax na sànq yeneen programme yi daan ko waxaat mais lu gën a am solo mooy ñu mën a dugg ci kër yi ñu mën a waxtaan ak ñëpp xam ni nun amul dara lu tax ñu jóg tey jii amul dara lu tax ñu taxaw que Dagana loolu nag ñoo ko war a expliquer wax naa sama waa ñoo xam ne ñoo ngi nekkoon PDS nekk PLD mën leen da ngeen ràññee léegi drapeau yi bulletin bi mooy bulletin Benno Bokk Yaakaar ñu ko xamul woon daan ko xam Dagana moom yaakaar naa ni ñoom daanul voté Benno Bokk Yaakaar et lu mu jaaxal ñun ñoo ngi dooleel Benno Bokk Yaakaar ña nga xam ni ñoo ngi doon voté avant Benno Bokk Yaakaar ni kon comme ñëw nañu rek kon ñoom bàyyi noonu mais xam ngeen loolu lan koy tuddee xam nga loolu lan koy tuddee ku bëgg a Dagana xam ni tey jii yàlla moo def loolu jàppale Dagana mi ngi jaar si ñun et gis ngeen ay cadre ay directeur ay ña nga xam ni ñoom ñëpp ñoo ngi taxaw aussi pour jàppale seen bopp jàppale Dagana kon nag les choses à mon avis sont très claires le 23 janvier nous l'avons dit nous ne voulons pas simplement une victoire nous voulons une victoire nette et claire nous voulons que Dagana nous dise
Nous voulons Dagana, nous voulons une université à Dagana, nous voulons un hôpital à Dagana, nous voulons que les jeunes travaillent, nous voulons que Dagana ak seen mobilisation ku leen gis ak seen fayda xam ni yoon wi ñu jël mooy yoon wu baax wi mooy yoon bu leen dimbalee mooy yoon bu ñu dimbalee bu dimbalee sunu dëkk dimbalee sunu ay waajur dimbalee ñoom kon nag yoon woowu il faut que ñu gën ko téye il faut que sunu engagement gën a ferme il faut que ñu bañ ñeneen xam ni yàq rek ñu fi moo tax ñu jóg il faut pas que ñoom ñu am yoon bu dugg sunu biir. C'est vrai, ñu na xool si kanam mais ma ni loolu laa bëggoon message bi déjà loolu laa gënoon bëgg a wax tey jii pour wax leen Dagana gis nañu tey mobilisation exceptionnelle ba ngeen def gis nañu mobilisation bi depuis entrée Dagana depuis Mbilor bay fii gis nañu mobilisation exceptionnelle ba ngeen def gis nañu ko. et bay heure bii ñuy wax yéen ngi toog taxaw di dégg xam ni nag lii daf leen ñor mooy wane ni Dagana daf leen ñor et loolu moo gën a tax nun tam ñu gën a engagé moo tax nun tam lu nu jaral mu war ko ñu jaral nu ko mais Dagana dara mënul dakkale Dagana xanaa ñu dem Yoroxaan te di Yoroxaan mais jamais. Et c'est l'engagement là que nous avons pris. Et c'est l'engagement l'engagement par lequel nous allons travailler ensemble pour Dagana, exclusivement pour Dagana. Le Dagana de demain se fabrique, se construit à partir d'aujourd'hui, à partir de ces élections-là. Et nous devons nous engager. Nous devons tous nous engager fermement, clairement, et pour une victoire nette, sans bavure, le 23 janvier 2022. loolu mooy engagement bu ñu jël mooy appel bu ñuy lancé mooy nu continuer liggéey bu ñu xam ni soxlawuñu ay 50% du ñu bëgg a Dagana xam ni seen avenir moom tey jii tey la seen avenir le 23 janvier la il faut que ñoo jël engagement yooyu. daanu ñëwaat parce que campagne bi commencé wul campagne bi le 9 janvier lay commencé. xam naa ni daanu def beneen entrée ba nga xam ni beneen entrée la war nekk ou Dagana yëpp il faut que ñoom ñu fexee bay mu gëpp mu bañ a guddi mag xale góor jigéen ñoom ñëpp taxaw fii toog fii ñu waxante ak ñoom waxante programme jël engagement takk ko jëm le 23 janvier 2022. kon donc je vous remercie et je remercie le président Macky Sall parce que aussi moom moo nu dëgëral moo fexe ba ñu ànd ñun ñëpp tey jii pour xool nu ñuy gagné fii ci commune Dagana ak nu ñuy gagné ci département Dagana pour ñu dem kanam. maa ngi remercier jox nu leen kàddu bi nga xam ne ñoo ngi def délégation Bokhol délégation Gaye ak délégation yeneen communes yi. may remercier notamment mon frère El Hadj Gueye le maire de Bokhol xëy na mënoon ko jox kàddu gi mais comme c'est un programme exclusivement Dagana moo tax xëy na mu demee nii. maa ngi leen di gërëm les jeunes on continue le combat jusqu'à la victoire le 23 janvier 2022 victoire nette claire sans bavure merci.